téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission Kennu Askan Wi ñu am mbégte dellu si fi si altine bi naka noonu tey si altine gi ñu am mbégte dalal Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS ACIS nag soo leen ko déggee moom mooy association des commerçants et industriels du Sénégal monsieur Cissé man lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf Malick ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu sa téléspectateurs yi. di am mbégte dajawaat ak yow beneen yoon. ñu fas yéene waxtaan incha allah ñu ngi déglu say laaj. ñu ci mën a tontu ñu tontu incha allah. mu fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi si kanam tuuti à partir de 16h15 wala 16h20 mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Omar Cissé mbirum suukar si temps yi coow li nee na kur. ba gis nañ sax leen lépp lu jëm ci wàllum DIPA ba ñuy sax directeur du commerce intérieur moom jëlee nañ ko fa mais moom def na précision que ni luñ ko fa jëlee amul lenn lum laale ak mbirum suuf ak mbirum suukar alors coow suukar gi fan yi mu lëmbe réew mi ba waa compagnie sucrière sénégalaise ñi ngi fay liggéeyee génn si mbedd mi di ñaxtu yow mi nga xamante ni yaay directeur exécutif bu ACIS ban taxaw seetlu nga siy def. jërëjëf Malick ci. laaj bi comme ni nga ko waxee gis nañ compagnie sucrière génn di ñaxtu di wax ne dafa am mévente maanaam dafa jaayul suukaram ñu bëgg a leeral askan wi ne dans un premier temps bu fekkee dafa jàpp ne ay commerçant dañ koy indi frauduleusement en tout cas ACIS ci fi ma toog ni di wax ak yow xawma ci membre waaye dana baax ñu xam ne nag suukar bi terewuñ ko indi. terewuñ ko indi. maanaam besoin bi nga xam ne bëgg-bëgg bi nga xam ne wala consommation bi Sénégal di consommer àgg na ci 160 000 tonnes. compagnie sucrière sénégalaise maximum 100 000 tonnes la mën a defar donc y a un gap de 60 000 tonnes yoo xam ne. Ouais. État Sénégal dafay jox BIPA dafay jox autorisation commerçant sénégalais yi. ñu mën a indi loolu pour compléter consommation Sénégal bi. moom nag 100 000 tonnes yi sax pour mu produire ko jafe la ba sax day importer te nit ñi xam nañ ko te loolu sax jaaduwul nag. jaaduwul parce que moom warut mën a nekk mënul rek war a nekk industriel producteur ba pare di importer dañ ko ne li nga mën a importer li nga mën a fabriquer li nga mën a produire ci sa usine produire ko li ci des nga bàyyi ko sénégalais yi dem importer ko kon bu fekkoon ku nekk da ngaa yem fi nga war a yem coow du am. su yemee ci li mu war a produire sénégalais yem ci li ñu war a importer coow du am te jàpp naa it benn commerçant mënul importer te amul autorisation. mais nag coow li foofu la ndax mbir mi ay fraude daf si nekk. waaw xam nga bu fekkee dañuy wax importer rek. oui moom day importer nee naa la warul importer. moo tax bu ñu ko tegee foofu rek du ci génn kenn du ci génn. te loolu yàgg nañ ko jooy ñun commerçant yi. yéen ñii commerçant yàgg nañ jooy ne. warul di importer ndax gap bi nga xam ne mooy 60 000 tonnes ay sénégalais yi ko war a importer mais moom ci boppam sax 100 000 tonnes yi mënu ko motal ba day importer li am mooy li mu importer la mënta jaay waaye li mu produire jaay na ko. li mu produire jaay na ko. kon nag importation sur importation la. su ko defee loolu moo wax dëgg yàlla gisuma ci loo xam ne tey même bu ko commerçant yi indi woon sax. dafa am problème parce que yow li nga war a produire mënoo ko produire déjà. y a un gap bu sénégalais yi war a indi wax dëgg yàlla coow warul am foofu. te it nag boo xoolee wax dëgg yàlla sur le plan qualité aussi li ñuy importer en tout cas ba fi ñuy wax sénégalais li ñu gën a bëgg mooy bu importer bi. moo gën a set moo gën a raffiné moo gën a baax. alors alakuli yàlla. ku nekk na yem fi nga war a yem. moom na def 100 000 tonnes am bàyyi commerçant sénégalais ñu def seen 60 000 tonnes léegi nag su amee nag. ñoo xam ne dañuy def lu dul noonu. très bien loolu yoon mu ngi fi. yoon mu ngi fi te loolu sax gendarmerie ñu ngi si liggéey boobu. voilà alors ñu gis DIPA di déclaration d'importation de produits alimentaires est-ce que jotul ñu saytuwaat ko bu baax a baax. waaw. kon kiy déclaré ak ña nga xamante ne ñoo ko yelloo. waaw loolu moom lu ñu war a def la. parce que nag wax dëgg yàlla léegi-léegi sax ñi ko war a jot duñ ko jot. très bien.
les véritables commerçants. duñ ko jot. duñ ko sax te dafa am beneen fu muy jaar mais mooy loolu donc am nañ fu ñuy jaar donc li ñu war a xoolaat ci secteur bi ci commerce bi ci ministère du commerce bari na trop lii ngay wax ni ci la bokk. te am na yeneen pàcc yu ñu war a xool si ministère du commerce mais bari na du xaaj du jeex. ah bon waaw du xaaj du jeex. comme lan. tey boo demee ci suñu ci port bi tey. oui. commerçant yi ñu ngi subir injustement ay facturation yoo xam ne teguñu ko fenn. xanaa loolu moo taxoon keroog ngeen jàppoon ni da ngeen di dem grève altine talaata àllarba waaye mujjanteel ga da ngeen suspendre seen. waaw jàppoon nañ grève altine talaata àllarba dañ ko njëkkoon jàpp altine talaata àllarba. ñu bàyyi ko jàppaat ko altine talaata àllarba ca topp bàyyiwaat ko jot nañoo sax def benn jour. lan moo taxoon ñu jóg. c'est un collectif boo xam ne dafa ëmb ay commerçants. oui. ëmb ay transitaires ëmb ay transporteurs ñoom ñëpp nag ñu am problème waaye problème ñi mu am ñoom ñëpp mi ngi këpp ci commerçant bi moom bu dee ci wàllu commerce ministre de commerce. dafa am lu ñuy tuddee avis d'arrivée am lu ñuy tuddee communication am lu ñuy tuddee imprimé bii di jar 10 000 bii di jar 10 000 bii di jar 1500 muy 21 500. yoo xam ne chaque conteneur bu ñëw dañ ko fayloo ko ab commerçant loolu ñaata milliards la par année. maanaam dafa bari ci seen gis-gis. non du question bari dafa teguwul ci yoon. teguwul ci yoon xam nga mooy lan avis d'arrivée xam nga communication mooy lan. oui allo élagement li sa conteneur ñëw na 10 000 francs. xanaa loolu au temps de. kon foofu noonu 10 000 daaru na. au temps de télécentre sax xanaa benn unité jarul 10 000 francs. waaw lu tax loolu. mais voilà la question. alors sa conteneur ñëw na alors que ñun suñ conteneur ñëw na dañ ko soxlaatul sax. parce que man ci tracking bi lay jaar xam sama conteneur bi mu départ ba keroog bi muy ñëw fii. mais loolu day am trace wala lan. 10 millions ngeen di joxe. dañ koy fay. maanaam compagnie maritime yi lañ koy fay. duggul ci kopparu trésor national. le xaalis bi si ñan lay jaar. waaw mais bitim réew la jëm du fi fanaan sax. ah bon 21 mi loolu benn frère la bu ndaw ba ñëwaguma des na. c'est beaucoup de milliards yu ñu di lapider di ko yóbbu au vu au su de tout le monde. moo tax wax naa ko mais si li ngay wax ni doy na waar de. mais c'est hyper grave. moo tax gis nga lii dañ koy régler de. wala ñun pare wuñ pour continuer ci lii. moo tax comme ni nga ko waxee décrété woon nañu un mot d'ordre de grève de 72 heures. woon nañ ñu waxtaan jël ay engagement ba fii ñuy wax ak yow gisuñ ci dara nag. mais après moo tax ngeen teggi seen tànk. waaw parce que ñun ci réew mi lañ dëkk. oui. ñun liñ am yëpp ci réew mi lañ ko am. réew mii ñun mënuñu amuñ beneen nationalité. su baaxee ñun la baaxal su bënee ñun la bonal. moo tax lépp loo xam ne dana ko xajamal duñ ci dugg. waaye lépp loo xam it nag ne dana taxaw pour yàq suñ koom duñ ko nangu. te dara gënta yàq koom di jël alalu nit ñi ci loo xam ne du yoon teguwul ci dara di koy génne ci réew mi di ko yóbbu bitim réew nit ñi nekk fi di day xiif. mais man lan moo mënul comprendre ba léegi. allo Omar Cissé sa conteneur ñëw nga 10 000 daanu lu tax. avis d'arrivée 10 000 francs. imprimé mooy li ñu lay bindal facture bi. oui. feuille boobu ñu ne 1500. yow da nga ñëw sama magasin jënd ma jaay la bindal la facture na la feuille bi ma la bindal facture 1500. au nom de quoi mais loolu 21 500 la. am na. timbre bu ñuy fay boo xam ne 25 000 la su connaissement. mais duñ au lieu ñu fay ko mu dem directement dans le trésor public. mais day jaar ci compagnie soo ko transité loolu yëpp lu ne xew na fa lu ne mën na faa xew. ñaata circuit bi maanaam yéen xaalis bi su doon dem trésor amul problème mais fu muy jaar mooy problème. bi wala dama ne 21 500 yi même bu doon dem trésor jaarul yoon. ma ne sëñ bi. du temps de télécentre. alors sa téléphone sa conteneur bi ñëw na 10 000 francs daf ko jar. rawatina ñu nekk tey 2020. xanaa su demee ba mënoo maa ñàkk a communiquer xanaa SMS. mais nag quand même conteneur su ñëwee am na si loolu yoon yoo nga xamante ne moom ngeen war a jaar li ngeen war a fay. non loolu. ça n'a rien à voir ak sa conteneur ñëw na. oui avis d'arrivée imprimé ça na loolu dafa loolu dañ ko fa teg pour lekk xam nga moo wax la sax li tax nga. xam ne dañ ko fa teg lekkaay la daal su ma la déggee bu baax. loolu lekkaay la caaxaan la. oui. ministère li ci man li ma ci gën a métti mooy ministère dañ ko kaas ministre bi wootee ñu toog di waxtaan. commerçant yi ak compagnie yi. ñu def benn séance waxtaan coow lu bari ñu ñëwaat deuxième séance. man damaa toog ama grande surprise dégg na signé na benn arrêté ministériel tuddee ko léegi frais de service. sax dindi wuñ ko te biñ toogee compagnie lan lañ layee ne moo tax ñu koy def dañoo am ay charge dañ ci fay suñuy
employé mais yabaate mënta weesu loolu ñun ñoo leen di fay seen employé comme si ñun amuñu ay employé. kon donc ñoom moo lay wax ne amuñ tontu. si 21500 yi nañuy fay seen employé. loolu la ñu tontu suñ ko boolee lépp daal. waaw mais ministre nu ñu mën a toogee di waxtaan ci loolu. oui pareeguñ tënkaguñ dara. xanaa même boo ñu koy forcer nga toog nga forcer ñu ko suñ kanam mais ñun dañoo toog à notre grande surprise parce que j'ai demandé à UNACOIS. ne ko ndax yëg ngeen mun a mënoo ñu jógoon dañoo jékki-jékki rek gis mu signé arrêté ministériel continué ko tuddee ko contourné kii bi tuddee ko frais de je sais pas frais de service ou quelque chose comme ça ñun nuñ ko mën a tuddee soxlawuñ ku ñu defal avis d'arrivée soxlawuñ ku ñu defal. communication soxlawuñ ku ñu imprimer nañ ko dindi tout bonnement. te loolu dafa bokk suñu plan revendicatif. te loolu da ngeen si taxaw foog mu dañ. dana dëñ wala du ñu arrêté suñu lii te loolu benn pàcc la ci. mbir yi boo demee ci transitaire yi pareil ñoom dee nañ. da ngay fay dem facturation fay compagnie bi mu war laa jox këyit mi tuddee BAD boo naa délivré du la ko jox moo da koy envoyé par voie électronique. nga dem Dubai port. mënu la yegg seegul loo xam ne benn 1 heure de temps wala benn journée la loo coûté na la coûté 72 heures de temps. loolu di répercuté nag si sa franchise yi yow. loolu dossiers yi ñooy bëri wala lan. waaw mais ñàkk a weg nit ñi nit kay xanaa sax bu fayee nga jox ko nit dana yëkk sa xaalis jox la ko doo ko jox benn kay na ko demal. loolu li muy jur nag mooy retard bi muy am ci conteneur bi nga mën koo enlever. te 10 jours lañ la may de franchise ñu ne 10 jours yi. su jeexee chaque jour que jëfee da ngay fay magasinage ak surestarie moo tax tey am na commerçant yoo xam ne mais à centaine de mille la ñuy fay par conteneur. sama benn waaye ak may woo mu ne ma 5 conteneurs la am fay naa 7 millions magasinage mais au nom de quoi. te yow defoo ci dara yow commerçant bi balaa conteneur bii ñëw defar nga say papier yëpp jox sa transitaire dem na fay ñoom ñoo la tardel wax naa ko keroog ma ne man dama mënta comprendre. soo ma tooñee dóor ma. su ma la tooñee nga dóoru ma soo ma tooñee dóoru ma. man kay su fekkee su ma la tardelee nga fayeeku ma mais soo ma tardelee da nga waroon a fay. fayeekoo wooti ma di ma facturer. alors. magasinage ak surestarie dana dëñ amul benn pays ci monde bi buy fayeeku magasinage amut Sénégal dong la am. surestarie on peut comprendre. foog mu dañ sinon da ngeen dem grève. non il faut mu dëñ. mais grève yi dina métti si yéen tamit de Omar. waaw mais. oui xam nga li wolof di wax yooxu dee la ñàkk a yooxu dee. maanaam boo ko defee métti na boo ko deful métti na. mais nga def ko parce que dañoo dem ba actuellement da ngay génne sa conteneur jaay doo gis dara parce que lépp bàyyi nga ko ci port bi ndax frais dem na ba ci conteneur yi sax. ñu lay fayee ko bale 15000 francs ñu ne la conteneur bi buñ la ko joxee nga ñëw dépoté ba pare dafa war a salté donc 15000 francs vous imaginez. loolu yëpp nekk si ay frais. loolu yëpp ay frais yoo xam ne. mu tegu seen commerçant bee koy tegu. sans compter nag tardel bi ñu lay tardel parce que man waxuma sax mais tardel bi ñu lay tardel. parce que loolu moo gën a métti. temps bi muy jël. xam nga conteneur bu def 35 jours 45 jours 60 jours ci àll bi. su ñëwee borom yàkkamtiwu lu dul mu génn mu dem jaayi ko parce que mi nga am ay engagement. ci ay banque war a dund comme tout le monde am ay projet kooku benn 1 heure de temps bu mu tardé rek de plus arrangé wu ko. ñu lay wax ne la franchise 10 jours lañ la mais en réalité du 10 jours yoo xam ne férié ngi ci biir. weekend ngi ci biir weekend si la bokk. panne machine a ngi ci biir donc moo tax ma nekk rek lan mooy calendrier portier bi 10 jours kay 12 jours ouvrable la waroon doon. moo tax su fekkee munuñ ko régler. dañuy jëlee 10 jours dem 21 jours kooku c'est inévitable parce que munuñ di ñuy tardel. di ñuy fayeeku. loolu mënta nekk. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal alors Omar dañuy dellusiwaat tuuti si suukar si alors est-ce que jotul ñu réguler lépp lu jëm ci wàllum suukar bi wàllum départ ñi koy délivrer ñi ko war a jot ñi ko warul jot fu muy jaar ak fu mu warul jaar. waaw loolu wax nañ ko sànq loolu mënul ñàkk. xam nga tey daanaka buñ ko xasee ubbi pëccëxoo bi doo xam fan la tàmbalee fan la yem. ñan ñooy commerçant ñu dul commerçant maintenant tout le monde est commerçant te li waroon a am commerçant yaa ngi fi am na ñu leen représenté nañ leen woo na leen kat BIPA yi jot na ñu jox leen ko ñoom ñu xool nu ñu koy séddale ak seen i membres association bu ne ñu def loolu parce que ñoom ñoo. war a def loolu ndax ñoo nekk ci secteur boobu. régulation bi mënta weesu rek nga bàyyi xel kii ndax li muy qualité li muy produit déjà baax na ndax motal na engagement am. gab bi ci des ñaata la nga séddale ko ñi ci des.
nga surveiller ko nag bu baax ndax moom nekkul ci ginnaaw def loo xam ne dafa dëppul ak yoon. comme li ma la wax. te loolu sax tout le monde sait que day importé. oui loolu sax nañ nemmeeku mooy mbir mi dafa am ay fraude. waaw mais. oui fraude de la part de qui. ñan ñoo ñuy def fraude bi. ñan ñooy def fraude bi ndax compagnie la sucrière la ndax commerçant yi la. commerçant bi li mu mën a def mooy am BIPAM. en bonne et due forme. waaw mais commerçant bi am DIPA boobu. est-ce que ñenn ci commerçant yi waroon nañ ko yelloo ba am DIPA. mooy bu amee DIPAM. oui dama ne su fekkee am na DIPAM de toutes les façons autorité bi jox na ko DIPA. donc c'est légal. mais non moom laa la bëgg wax. maanaam ñenn ci commerçant yi est-ce que tamit ñoom yelloo woon nañ am DIPA bi. waaw dama ne loolu c'est à l'appréciation de l'autorité moom moo waroon. xam na ne am na ay représentation yu fi am yoo xam ne ñu représenté commerçant yi. xam na seeni président xam na seeni directeur mu ñëw ñu leen DIPA yaa ngi ni ñu signal ko ñooñu nag jox ko seeni bu dee c'est des associations responsables danañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo. mais na moo aussi na xool kële ba xam moom it gannaaw bi mu defee production bi mu mën a def ndax moom mi ngi importé wala importé wul. léegi nag su loolu jàllee. keneen ku dem indi ko mais fraude nga def. fraude moom fraude rek la. mais suñ demee ba ay kilifa aussi ñu wàcce leen ñu dàq leen y a problème. waaw mais y a problème y a problème. lu tax ñu dàq leen est-ce que. dañ ko jox kuñ ko warul jox su fekkee loolu la mais c'est normal su fekkee dañ ko jox kuñ ko warul jox mais def nañ lu jaarul lu loi bi wax lu yoon bi wax du loolu. ñi ko war a jot mooy commerçant yi nañ ko jot. lu ñu war a jot mooy gab bi bu ñu ko weesu parce que tam dañoo war a protéger ki nga xam ne moom mooy industriel bi. oui là on est en phase parce que parmi nous il y a des industriels. oui su ma amoon sama usine sucre fii investir li ma ci investir jël ay employés du ma bëgg quand même kuy ñëw di ma concurrencer di jaay loo xam ne man balaa yàgg ma tëj loolu du xalaat. te dëkk bi dañ ko war a industrialiser. oui mais nag su ma mënee produire 100 000 tonnes te foofu rek laa mën a yem te réew mi soxla 160 000 tonnes. 60 000 tonnes yi des nañ ko bàyyi commerçant yi ñu importé ko. su fekkee ne dafa am ñu jalgati nag jaar ci ginnaaw ACIS moom du cautionné kuy fraude. jaaduwul kuy jalgati yoon. même boo bokkee si ñun boo ko defee dañ la dénoncé dañ la woo ba nga ñëw ñu ne la bàyyi ko parce que nag du jalgati yoon. oui waaye nag problème bi toujours fi muy amee mooy commerçant yi rek la ñuy wax waaye du ñu wax nag ki nga xam ne moom it wax dëgg yàlla amul droit importé dañ ko doon produire rek. wax ji mooy loolu. oui léegi nag ñoom bu ñu kon xamee responsabilité bi aussi de tout le monde que day def loolu. mais man it commerçant yi mën naa fipp no comme moom mi ngi nii di importer ñu xam ko waxuñ ko dara. mais man it damay dem importer et après. coow du am. parce que coow bi kur lay def. loolu la. alors Omar Cissé yow nga nekk directeur exécutif bu ACIS association des commerçants et industriels du Sénégal démb yéen a ngi woon Touba n'est-ce pas. waaw alors gis nañ marché Ocass. mu lakk marché yi lu ngi lakk bëri na marché Ocass tamit du benn yoon du ñaar yoon muy lakk alors démb ba ngeen fa demee def constat bi lan ngeen fa gis. ci ay conséquences. démb daal dem nañ fa ci suba fa lañ yendu ba ngoon fa lañ julee timis soog a ñëw. waaye bi ñu yeggee daal ba visiter marché bi ñaari mbir jàpp naa ko. mooy yàqu-yàqu bi moom foo ko nattu weesu na ko. métti na trop alal ju bëri yàqu na fa matériel bu bëri yàqu na fa. dégg nga ko sax am na xaalis bu ci sax lakk. beneen impression bi nga xam ne am naa ko mooy marché bi na mu mel na léegi bu ma jógee waatoon foofu di ñëw Dakar ñu ne ma defaat na noonu du ma bett. du la bett maanaam marché bi nu mu bindoo nu mu tëddee. jaaduwul ni mu tëddee ak ni ñu koy utiliser. loolu wax dëgg yàlla su lee amee du jaaxal kenn. maanaam norme sécuritaire amu fa. waaw moom daal kenn respecté wu ko. mën nga ko tuddee te loolu bëri na sax ci marché yi. te loolu du foofu rek. du foofu rek woy ndax lakk gi yem tàmbalewul foofu. Dakar gi ci boppam. ci capital bi boo ñëwee fekk fa sax lu gën a garaaw marché Ocass. li ñu bëgg a wax mooy les responsabilités sont partagées am na loo xam ne ay la yéwén ñun la. commerçant on le veuille ou pas c'est nous. ci seen responsabilité des occupations anarchiques yoo xam ne mooy am. ba léeg-léeg sax ñun ci suñ biir ñuy lorante. waaw lorante parce que kii yor boutique wala magasin di fay droit am keneen ki yor amul deful loolu léeg-léeg mu ñëw poser koy problème yoo xam ne te tey boo waxee day jàpp sax na yow da nga am doole di ko fekk du loolu. ak branchement yeeg lépp. muy loolu branchement clandestin yi. nga ñëw ci niñ koy takkalantee fil yi. oui léeg-léeg qualité fil bi mën naa bañ a kii léeg-léeg jokkalante bi war na am fu mu yem
mu romb ko disjoncteur bi 10 la mën a jël nga yepp 50 ak yu mel noonu donc loolu ñun la waaye nag dama jàpp ne li gën a rëy ci làcc bi mooy état. ak autorité les démembrements de l' état. parce que tam état loolu moo lañ ko fi tegee loolu lañ ko fi tegee mais nañu wàcc ci marché yi. di xool. ak saytu. ba xam ndax. nit ñi niñ nekkee dëppoo naag normes sécuritaires yi waaw wala déet. parce que man li ma jaaxal mooy bu wut xaalis jotee daal ñu ànd ak police ànd ak gendarmerie ku fay ñu wàcce sa buntu jël kanaar tëj léegi-léegi ñu convoqué la. yend loola fa maaj loola lu nañu def la ko. moom daal xaalis daal bu jotee daal nga defe ne daal tey de waaye daal xool li sécurité nit ñi leen jëmale ko seen yoon nekku ci. là aussi c'est là mais c'est grave loolu c'est problématique te jàpp naa ne. oui looloo waroon a jiitu. parce que nit ki balaa nga mën a. mais nag est-ce que mais dogguma la est-ce que du loolu moo tax état wu Sénégal jël tamit am benn projet boo xam dafa jëm ci wàllu marché yi marché Sandaga ak yeneen i marché est-ce que du loolu moo tax wala mbir mi dafa yéex. waaw xaj na dem na ba jamono mu gis ne mënatul a ñàkk ñu moderniser marché yi loolu moom muy commerçant muy état muy consommateur ñëpp xam ne. moderniser marché yi léegi obligation la mënatul ñàkk. waaye nag comme ni nga ko waxee c'est-à-dire ñi ngi bëgg a yéex parce que d'après statistiques yi chaque année 15 marchés dana lakk ci Sénégal en moyenne. bëri na c'est trop boo koy xayma dana toll ci 3-4 milliards de francs CFA yoo xam ne. se volatilise yoo. day naaw fenn dem ci air bi way du mujj fenn. benn enquête bu aboutir bu ñu la wax cause yi la amul toujours commerçant bi mooy payer les pots cassés. donc il est temps commerçant yi ñoom itam ñu yeewu. waaye il est temps état jël ses responsabilités. non mais tey bu ñu bëggee compétitif sax. oui on est obligé de moderniser nos marchés. ñu am ay heures d'ouverture. heure de fermeture heure yu ñuy ubbi heure yu ñuy tëj. mooy yoon mu am système de sécurité boo xam ne gardiennage boo xam ne dañ ko fay teg mu am système boo xam ne dañuy xeex ak l'insalubrité muy set. mais loolu pour mu am il faut mu am heure bu muy ubbi am heure bu muy tëj ñu mën di ko raxas ba mu set di ko désinfecter. donc c'est tout un ensemble boo xam ne. loolu nag li wolof di wax civil mënta régler civil moromu civil am loolu autorité moo ko mën. mais nag ñëw taxaw mais su ànd ak nag weesoo commerçant yi. su weesoo autorité yi sànq juñu nga wala wax nga seen responsabilité yéen commerçant yi yow mi nga xamante ni yaay directeur exécutif bu ACIS commerçant yéen seen biir est-ce que tamit jotul ngeen xoolaat vraiment seen taxawaay gis ngeen ni li fa am loo xamante ni soo leen ko defee marché day lakk. teewul ngeen koy continuer di ko gën a def. waaw loolu mais loolu tamit. loolu nga wax noonu moom am na xam nga. ñun nekkuñ association boo xam ne. day nekk sur le népotisme di wax lu mënu nekk wala di ooye le chat la le. mais loolu yéen a ko war bañ sax. waaw loolu mbir mi su lakkee da ngeen di loru. dañuy loru. oui moo tax mën a jot na sëkk léegi. ñu bokk toog waxtaan. léegi nag li jaram bàyyi xel mooy. luñ bëgg a defar. nañ ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci marché yi pour defar googu mën a jëriñ parce que tam léeg-léeg ñu jóg rek bëgg a defar waaye bàyyi yoon wi nga xam ne moom la ñu waroon jaar nekk sa entre quatre murs rek rëdd say mbir ñëw teg ne lii laa bëgg a defar doo laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy les pratiquants quotidiens les utilisateurs nga xam ne ñoom ñoo ne ci marché yi. maanaam foog ñu li ma impliqué bëgg a wax leen mooy maanaam foog ñu impliqué leen. parce que mi ngi nii centres commerciaux yi nga xam ne nii tey commerçant yee ko tabax yëpp a ngi dox en merveille. mais yi état tabax yenn entrepreneurs yi boo demee pousser la kenn ko parce que defuñ ko ni ko commerçant yi bëggee. te tubaab ni mu koy waxee si tu fais quelque chose pour moi tu le fais sans moi tu le fais contre moi. donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel état nag temps yi woo nañu. ñu toog ñu ne am nañ projet. modernisation d'une enveloppe de 69 milliards. ñun li njëkk a wax mooy tàccu li njëkk a def mooy tàccu ne loolu. am na solo waaye nañ fexe bañ a juum bi mooy premièrement balaa ñuy jëli jàmbur ca biti mu di ko defar nañ xool commerçant yi ba pare jot na commerçant yi war a mën a def ay consortium yu ndaw ay regroupement yu ndaw bien sûr pour mën a jël benn marché defar ko ñoo ak seen i commerçant seen i mbokk commerçant joxaat leen ko ñu liggéey à défaut de ça ku ñu mën a jëli na ñëw toog ak commerçant yi. waxtaan mu ne lii laa bëgg a def ñu ne ko nii. yéen ngeen wax ko lu mën nekk ak lu mënul nekk.
services yi techniques yëpp ñëw. Oui. ñu boole yooyu yëpp génne loo xam ne dana mucc ayib ñëpp danañ ci gis seen bopp. su ko defee doo defar ba mu yàgg ngay wàcc di toj wala nga defar ba mu yàgg doo gis kenn ku ko jël nekkaat ci mbedd mi parce que tam nag xam nga commerce dafa am ay normes. mënoo ubbi sa boutique bi 10e étage wax na nit ñi nañ la fa fekk te amoo ascenseur c'est pas possible c'est ça la réalité. waaw du yomb de. mënoo ubbi di waxuma duñ def commerce ci 10e étage de dama ne mënoo ubbi sa boutique 10e étage amoo ascenseur te nit ñi nañ la fa fekk ce que je veux dire par là mooy. oui commerce dafa am lu ñu ko defee tey ñi nekk champ de course. mais yow wax ma nga ne rek dañoo obligé ñu bari bu ñu xëyee ñëw Sandaga ñëw ambulant wala ñu seet ñu def kenn du leen fa fekk. parce que le lieu n'est pas approprié. mais nag Omar loolu tàmbali gi la rek. tàmbali gi mais rek 2 ans peut-être 2 ans nga ne tàmbali la. mais loolu xam naa ne clients yi ñoo miinagul rek. xaaral ma ñëw xam nga problème peut-être bi sax suñu demee ak diir. non xam nga sax clients yi problème bi dinañ dëgg-dëgg commencé lan miin la foofu. dëgg problème bi xam nga lan la wax naa ko démb. mooy ni sax mënta am omelette sans mu toj ay nen. mën nga toog sax galérer 1 an. mais bu ñu la waxee ne la projet bi 10 mois lay durer wala 18 mois lay durer dana toog 18 mois sax du tàmbali. c'est ça le malheur te xam nga ne kuy xiif moom li mu yàkkamti rek mooy raxasu leen. kuy xiif laajal jaxate yi. ku si mel ne Khalifa Jaxate Khalifa bu xiifee li yàkkamti loo mën a wax lu mooy raxasu leen ñu lekk rek moom mu déggu ko. loolu moom mën naa la dëggal kon ab commerçant mën na de galérer 1 an pendant mais su ko wóoree ne 10 mois yi nga ko wax 12 mois yi nga ko wax 18 mois yi dana ci pare. moom mën naa débrouiller boppam. mu nekk lu am solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo kooku dem na alors Omar. lii yëpp est-ce que tamit du wane ni privatisation marché yi dafa jot suñu marché yi foog ñu privatiser ko. waaw marché yi de. oui xam naa ne. wala yéen àndoo leen ci yéen. non état moom dama jàpp ne lajj na. moom jàpp naa bu dee moom rek la. am mais lu mu def. dafa lajj. mais ci marché yi dafa lajj. ak seen projet yu ñu taxawal ak yëpp. waaw mais kañ ba 60 la ñu am indépendance ba léegi ñu toog ba tey ñu soog a wax modernisation des marchés li fi amaskas bon ci modernité mais ay commerçants ko def ci ay centres commerciaux yu ñu def. même Touba Gële boo demee centres commerciaux yoo fa nekk mais c'est des opérateurs économiques ñoo ko def c'est pas l'État. commerçant ngay ñëw fekk mu fekk jël benn place. defaraat ko ba mu baax. valoriser ko. ainsi de suite. mais est-ce que du loolu la état bi xam moo tax muy rectifier. waaw jamono ji waay xam nga mieux vaut tard que jamais. moom lu mën a xew. def dara gën ñàkkaa def dara. lu mu tardé it comme jot na man daal gis naa ne actuellement nañ jëm ci loolu te gaawal ko. léegi nag nañuy sumb lu ñu mën a fete. mooy buñ jël Sénégal gi yëpp commencé ndoor. marché yi benn du ci yegg benn du mat waaye nañu seen priorité yi fu mu nekkee ñu commencé délai yi gaaw ñu defar ko loger nit ñi. boo jëlee le cas de Thiaroye mais Thiaroye yi 7 hectares la leen jox pour tabax fa benn marché 2017 ñu leen doon 2 ans 1 an lay def xaw ma 2 ans ñu ngi ci 2020. ba tey ba sànq. nañ ko tabaxee déjà 7 hectares nga def ko benn buntu amul lieu de culte. tey les impacts du terre oui les impacts du terre parmi les impacts yi amoon na ay 2000 à peu près 2000 commerçants yu fa nekkoon indemnisé nañ ba mu des 500 yoo xam ne tey ñii stressé nañ ba dee ñii feebar nañ ñii mbëkk nañ ci gaal gi ñii mais imaginez-vous yëkkati nga leen am nga foo leen bëgg a dugal jox nga leen délai ba nga bëgg a dem 2 fois la nga waxoon nit ñi liggéeyuñ. alors retard bi si sa gis-gis lan moo tax mbir mi ba léegi mënul fexe ba sotti fekkee ni état bi dafa joxe woon délai 1 an 2017 ba ñu ngi si 2020 sottiwul ba tey. dara waralu ko lu may ñàkk ko jox yitte rek yi ñu jox yitte yëpp ñu ngi koy sottal dëgg loolu dëgg. ah bon waaw te man nag dama jàpp ne. lépp lu ñu jox yitte non mais xam naa lépp lu ñu jox yitte ci dëkk bii. oui secteur informel bee ci war a jiitu. secteur boo xam ne ñàkk 90% de la population active ci lañ nekk. oui secteur boo xam ne 90% de la population active ci lañ nekk. secteur boo xam ne sa économie plus de 80% moo ko porté lu ñu jox importance moom lañ ci waroon a jiital mais malheureusement c'est le contraire. mais est-ce que loolu ñàkk itte la est-ce que tamit du projet yi ñoom ñoo dajaloo. mais je vais vous dire quelque chose xam nga ñun bi ñuy dajee ak le ministre du commerce. dañoo teg ci table am benn mémorandum. benn point buñ ci waxtaan amagul ba léegi. ça fait plus d'1 an mais dañ ko doon yi c'est crucial le secteur est confronté à des problèmes énormes
waxoon nañ te ko problème yooyu ba léegi benn sotti mais aussi dafa waxoon déjà danañ commencer di am ay rencontres périodiques yoo xam ne dañuy toog di càmbar mais loolu boobu ba léegi amul. bañ ko waxee daal ba noonu léegi noonu mais France prenez le cas de la concurrence étrangère déloyale bi am ci dëkk bi nga xam ne moo yóbbu ñëpp ardo daanaka mbëkk mi tey. boo gisee mu bari boo doon dénombre li ci nekk ci ay commerçants yàlla rek xam ni mu toll. ñoo ci ëpp. mais dañoo dem ba amatuñ kon su weesoo tamit nappkat yi commerçant yi. mais ñoo ci ëpp barki démb rek ñu may ay camarades yoo xam ne Mbour lay nekk ay commerçant faatu. te amoon nañ seen magasin mais ñoo ci gën a bëri lépp. ñoo ci gën a bëri parce que léegi da ngay dem ba man mos naa toog dama waaru. pratiquement ay étrangers yoo xam ne daanaka li suñu boy yi di def nga xam ne mooy table ak wala ambulance sax dem nañ ba dugg ci te yow force bi ñu am yow amuloo ko yow booy jaayee 100 francs ñuy jaay fukk ak juróom mais nooy def nga xëy suba ba ngoon jot wëndeelu ndakaaru gi yëpp gisoo ko na la ñaata parce que la wax ñu ne la cher parce que nag il faut ñu bàyyi xel ne dëgg la. ci mondialisation lay nekk mais ñi la koy wax ñëpp boo demee seen dëkk yi amu fa xalaatoo dem seen dëkk yi Chine wala Amérique wala li ñuy def ni ñun nga mën ko fa imposer ñëw ubbi sa usine lu la neex nga def. te loolu moo fi am. moo fi am jëlee la cas des carreaux. on a rien contre les usines on a rien contre les investisseurs waxuñ amuñu ñoom problème. mais defin bi. mais bu ñëwee ak doole gu ñu leen jox. daanaka sax yow cahier de charge bi sax doo xam lan la parce que dafa lay wóor na lii daraa ci tegul ci yoon même boo jàngul économie jànguloo droit international jànguloo commerce xam nga ne lii sax dafa tegul yoon dumping la ñuy def te loolu moo garaaw moo tax ma ne la ñàkk a jox yitte lii te lii dañ ko teg ci table bi dañoo ñëw na ko concurrence étrangère déloyale bi problème la. on nous avait promis d'aller enquêter au niveau de l'usine parce que la mu waxoon ak li am dans la réalité du benn muy li jot CSS compagnie moom usine la ba pare di importer ñuy importer mu ne dañ koy concurrencer muy importer ñu ne dañ koy concurrencer moom na yem ci li muy defar ñun nañ ko bàyyee sax li muy defar mais li mu defarut na quand même am nañ droit ñun dem importer ko. mais alors gis nañ fi ay supermarché yu fi nekk jarul may tudd tur alors ñu bëri sénégalais yu bëri aussi dañ fay dem di jënd yéen tamit commerçant yi est-ce que jotul lu nu mel ngeen amal ko ci réew mi. waaw loolu moom jot na sëkk. oui vraiment. jot na de dama ne sax ndax da ngeen di coow ni vraiment commerce bi. puissance étrangère yi dañ fi bëri. mais yéen tamit dafa jot ngeen di ubbi seen ay supermarché yu. sénégalais yi di fa ñëw. je suis à 100% en phase avec vous. oui. xam nga ñun moo tax ma ne la dañu bëgg a nekk ay nit ñu responsable lépp loo xam ne ñun ñoo ko def te waruñu ko def bu ñu ko waxee man dama koy nangu Assis da koy nangu. mais lu tax am na effort yoo xam ne quand même waroon nañ ko mën a def. même voilà vraiment. c'est ça loolu daam waaye nag dafa am loo xam ne boo ko bëggee mënta sotti lu dul ne sa kilifa daf la cee jàppale. xam nga lu tax. lu tax. ACIS c'est une association de commerçants et d'industriels du Sénégal. Parmi nous il y a des industriels. yoo xam ne à 100% sénégalais li ñu am yëpp fii lañ ko amee mais accès à la terre problème la tey ci ñoom. mënuñ jot ci suuf si. te tey bu benn étranger jógee fële mais dañ koy xàppatil ba mu doyal yow boo soxla 1000 mètres carrés mënoo ko am moom ñuy jox ko 2000 3000 5000 un hectare 2 hectares. non mais est-ce que tamit. def non attends loolu est-ce que demandé ngeen non est-ce que tamit toogoo leen. est-ce que demandé ngeen. non ki ma lay wax dafa demandé dox yoog lu ne def na ko fi mu nekk ci benn pukus la ñi ci jot a am c'est la croix et la bannière donc loolu it xam nga ñun ce qu'on demande c'est le cadre. on demande juste le cadre parce que li ñu gëm ñun mooy. oui état du moom mooy. développer mais nit ñi ñooy développer mais l'État met le cadre. am na solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam soxna Safiatou. waaw si na def. soxna Safiatou gëj nañ la dégg de. maa ngi si jàmm. wala temps yi gëstu yi moom moo la jàpp. recherche yi ak gëstu yi. waaw loolu moo ma xaw a jàpp quand même. ñu lay dalal jàmm. waaw jërëjëf. bismillah di remercier Cissé bi
Omar waaw mu lay dégg parce que sujet bi ñuy waxtaan ci lekk moom dañuy ko macha allah. merci beaucoup merci. jërëjëf ñu ngi koy ziar bu baax waxtaanam bi am na solo trop te li muy wax macha allah dëgg na. effectivement juste pour revenir en fait ci mbiru suukar bi man je crois que d'une certaine manière aussi. compagnie sucrière sénégalaise parfois dafa mel ni kuy def chantage à l'état du Sénégal. ah bon waaw chantage lay def. non chantage parce que bu fekkee ne à chaque fois dalay wax naan la su fekkee ne defoo lii nii dinaa dàq ñi. surtout moment crucial bi nga xam ne ni ñu ngi ci toll nit ñi naan emploi amut ngeen ne da ngay dàq nii ça veut dire que d'une certaine manière c'est comme du chantage à la limite. su fekkee ne chaque année le même problème se pose cela veut dire que ne am na lu ñu war a gëstu contrôle bi des na comme ni ko Cissé bi waxee sànq ni fraude fu mu amee rek ça veut dire que ne quelque part dans la chaîne am na ko faillir à sa mission. parce que mënuñu loo xam ne nii ñu ne kayit a koy joxe. yow kayit gi ñeneen am nga ko ba dem indi ko muy am excès ça veut dire que quelque part quelqu'un a failli par rapport à sa mission mais tamit commerçant yi tamit lenn dafa am parce que situation monopole bi nga xam ne ni CSS moom la am moo indi problème bi yëpp monsieur Cissé mu ngi koy wax léegi par rapport à la qualité du sucre mais Sénégal yi fii bër bu set dañ koy coow mais est-ce que am na amélioration mais dara man j'ai vu des collègues yoo xam ne dañ naan ñemewu ñoo lekk sucre compagnie bi. pourquoi parce que dañ ne wóoluwuñu ko. problème de qualité boobu tout le temps ñu pose ko et te pourtant gisuñu amélioration. ce qui veut dire donc là malheureusement tamit comme genre Cissé yi ñoom seule alternative bi ñu gis mooy dem importer ji indi ji pour combler le langue mais lenn am na tamit Cissé. moi lenn dafa war a am mooy ne suñu commerçant yi. dañoo war a organiser wu manque d'organisation dans le secteur de la grande distribution moo indi problème yi yëpp di importer sans penser à l'industrialisation loolu c'est un réel problème au Sénégal commerçant yi nii macha allah yàlla dimbale nañ leen nañu organiser wu ñuy def ay transformation li ñuy wuti ji ñu di ko transformer au Sénégal am nañ la matière première gars yi ñooy ñëw jël matière première yóbbu ko bitim transformer ko ñoom ñu demaat di ko fa jënd amul sens benn instant nañu organiser wu ñoom ci boppam ñuy collaborer avec les agriculteurs les pêcheurs et tout cela ñu mettre sur place des industries yoo xam ne ni ñooy def transformation les produits locaux su boobaa communication bi ngay mën a def naan nañu bay dundee nañu def lii dundee su boobaa day gën a yomb surtout moment bi nga xam ne ni y a un problème boo xam ne ni emploi dafa posé et tout cela on a les solutions mais kenn ku ci nekk il faut nga am benn engagement bi au niveau de l'État, au niveau des acteurs pour mener développer tous les secteurs d'activité. Voilà. Merci beaucoup Safiatou wax ji am na solo di la gërëm baax di la sant macha allah Omar oui. waaw li mu wax am na solo soxna Safiatou ñu ngi koy nuyu ci contribution bu am solo bi effectivement li mu wax loolu la. wolof dafay wax ne benn lam du keleng maanaam benn lam du def bruit. donc su amee. corrupteur rek am na corrompu. su amee corrompu am na corrupteur. donc loolu mooy li am. effectivement chantage yooyu du CSS rek du CSS. du CSS rek. compagnie yëpp ñooy chantage état. wax naa ko keroog mën na leen yéen compagnie maritime yi ak compagnie Dubai Port mais yéen a ñu jël ñàdd ñi ba mu baax ngeen daas paaka ba mu ñaw ngeen jox leen ñu rendi. mais c'est ça la réalité parce que li ñuy def tegul ci yoon. mais dafa waroon ñoom ñoo waroon def liggéey bi xool contrôler xam ne lii jaarul yoon kon loolu mu wax loolu am na li mu waxaat ci jot na sëkk commerçant yi nag sénégalais yi oui man dama koy wax toujours ñun dañoo tàmmul di ànd di liggéey te loolu mënta ñàkk oui vraiment sëñ Malick nga am sa benn 100 millions mu am sama benn 200 kële am 300 kële mais buñ ko boole li ñu mën a liggéey yàlla rek xam nu mu toll mais ku nekk rek bëgg demal sa bopp oui ku nekk toog sa rox rek sa benn unité bu ndaw boo xam ne bu benn kooku am rek nga dem teer mais buñ boolowee donc jot na donc voilà mais toujours damay wax ni état na waxtaan ak commerçant yi cadre bi mu teg ko ñun de ci loolu la ñuy dox liñ bëgg mooy waxtaan ak état waxtaan ak suñuy membre ñi nga xam ne très sincèrement yàlla may na leen yenn kii ñu fexe nu ñu booloo dafa ay consortium mën a taxawal fii industrie parce que dëkk bi industrie rek moo ko mën a doxal. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. alhamdulilah fa nga ñu woowee kilifa gi. maa ngi leen di woowee marché Thiaroye Gare. marché Thiaroye Gare bismillah ñu ngi lay déglu. waaw
Mamoudou Thiam, président de collectif de marché Thiaroye Gare. bisimilah Thiam ñu lay dalal jàmm. damay déggal lu waa Aziz di wax foofu rek. parce que collectif bi maa ko jiite. jafe-jafe yu mu wax yépp weesu nañ ko sax. maa ngi koy sant nag di ko gërëm di ko xamal ne ñun waa marché Thiaroye jafe-jafe yu ñu gën a am mooy teer ak camp moo ñu. allo kooku dem na dafa mel dafa am jafe-jafe ci wàllum ligne bi moom dafa mel na waaw Thiaroye lay wootee de. waa Thiaroye la. oui Assis ñu nga fa ñu ngi leen di nuyu de passage. Le président Cheikh Thiam. Le secrétaire général Mamadou Sarr ak le coordonnateur Ba Dabo. Bakary Dabo. ñuy fay liggéey bu rëy pour commerçant yi nekk ci jàmm ak salaam waaye li muy wax nii mooy li ma waxoon sànq. oui terre bi. muy terre bi les impactés. indemnisation yi des na 7 hectares ñu jox leen ko tabax bi mënul pare nit ñëpp nekk dans le désarroi. kon état li ñu koy demandé pour li soxna si wax mooy faw ñu tegal ñu cadre. gis nga bu ñu bëgg a xeex emploi yi xam nga lu ko mën a xeex. ay industrie ñu jël nit ñi ñu liggéey. loolu rek moo ko mën a def te loolu jàpp naa ne pàcc bu mag la ci commerçant yi am. les opérateurs économiques de ce pays ñu investir dans l'industrie pour que mën absorber alors le gap. Omar Sànq ñu ngi woon si supermarché yi grande surface yi yéen ba léegi nii vraiment ni ngeen si war a duggee woo leen si yow nga ni problème terre da ngeen koy am ay jafe-jafe mais su weesoo mbirum terre lool rek loolu sax lay boobu mën naa la ko nangul su weesoo loolu tamit lan mooy blocage bi boobu vraiment commerçant ak industriel Sénégal yi mënuñ tamit ubbi comme nu ko puissance étrangère yi defee fi investisseur. waaw le véritable problème mooy ñàkk organisation. D'ailleurs loolu moo tax ñun ñu jàpp ne dañoo war a créer ACIS jéem a xool nu ñuy fédérer les forces. boo ko doon résumer en un mot loolu manque d'organisation. foo ci dem boo waxtaanee ak nit ñi wax leen enjeu yi nga xam ne moom la yëf yi am mais dañ lay wax ne sëñ bi li ñuy sonal lenn dong la mooy ñàkk ànd. ñàkk ànd. foog ngeen di xàccandoo di dóorandoo faw ñuy xàccandoo di dóorandoo. man dama leen ko wax ma ne leen. mais un pays dans lequel 90% de sa population active mi ngi ci benn secteur. économie ba pareil ñoo ko yor mais ñooñu wax dëgg yàlla dañoo waroon taxawaay boo xam ne président balaa def dara tàggu leen. mooy yoon te mën naa nekk mais booloo boobu dajaloo boobu nekk benn boobu yëkkatee ndoor tegandoo loolu mooy problème bi. mais yéen ku nekk bëgg a nekk soo. yéen li leen concerné muy waa ACIS. yéen est-ce que loolu doo leen si jublu. ñu ngi ci bu baax. ngeen nekk si projet boobu vraiment. moo gën rek chaque jour ngeen di coow ni vraiment investisseurs étrangers yi. grande surface yi vraiment ñoom lu ñuy jaayee Sénégal yi dañ fay jëndee foofu moo gën a yomb ak yooyu mais yéen tamit war ngeen si jublu rek. xam nga ñun dafa bokk ci suñu devise mooy. ACIS dañ ko créer ngir mu taxaw ci ñaari tànk. benn bi mooy xëcc lépp loo xam ne njëriñ la moo xam ci biti la nekk moo xam ci suñ biir la nekk parce que njëriñ yi nekk ci suñ biir bari na bari goo xam ne Hadj Malick te exploité guñ ko ba léegi yàlla rek xam na mu toll. ñu fexe ba ku nekk li nga am. ñu dajale ko moo tax jóg nañ def benn tournée boo xam ne il y a quelques mois. on a fait les 14 régions. du Sénégal pour sensibiliser les gens. wax la ne jot na sëkk ñu nekk benn. oui jot na sëkk secteur bu nekk ña ca nekk benn pour taxawal loo xam ne lu consistant la. pour que ñu mën a créer emploi. waaye pour que ñu mën a créer richesse. pour que suñu réew mi mën a développer. alors ñëpp ànd nekk benn di xàccandoo dóorandoo. alors lan mooy yéexal mbir mi dafa am ñu bëri ñoo si àndul wala lan majorité bi fan la féetee jamono ji. waaw majorité bi moom dama lay bàyyi nga xool walla ku leal ñun de ci niveau ACIS jàpp nañ ne. def nañ Sénégal fépp ACIS a nga fa te li ñuy dégg it mooy yéen rek la ñuy dégg comme ni ma la ko waxee ñaari tànk lañ taxee mooy lépp loo xam ne lor la. bu nekk ci suñ biir wala mu nekk ci biti nañ fexe ba mu génn ci suñ secteur bi. waaye lépp loo xam ne njëriñ la bu nekk suñ biir wala mu nekk ci biti nañ fexe mu ñëw. ñun ñëpp nag ñu bokk ci. mu nekk nag ci transparence boo xam ne mooy lu gën a mat. donc ñu ngi woo képp koo xam ne commerçant nga opérateur économique. ñu fexe daje.
nekk benn jot na suñu réew mi ñu defar ko te ñu rek ñoo koy defar. alors sànq laajoon naa la privatisation bi nga ne ma état bi dafa laaj mais ba léegi tontoo ko ma ACIS ànd na si ñu privatiser marché yi wala déet. mais ñun dañoo wax lu leer dañoo wax lu leer état dañ ko ne. marché yi dañ ko war a defaraat. waaye ñun liñ bëgg mooy ngeen teg cadre su fekkee ne ñun waxtaan nañ ba gis ne à 100% mën nañoo defar lépp loolu mooy privatisation. su fekkee ñu ay privé ko defar loolu mooy privatisation non. mais bu fekkee loolu la kay loolu mooy privatisation ñu loolu lañ wax suñ demee nag ba nga xam ne mënuñu ko ñu koy mën a def ñu mën a doon nañ toog ak ñun ànd kook ñun ci conception show ba keroog ñu koy réaliser ñu xam ne lii commerçant yi ñoom lañ ko defaral. donc dama bëgg a wax rek ni maa ngi woo sama mbokk commerçant yi programme yi nañ ci ñun ñëpp nañ ci bokk ñun ñëpp lépp buñ ko may def à 100% nañ ko defaral suñu bopp bàyyi bañ a nangu kenn di jógee ci bitim réew wala di jógee fenn ñëw dañu ko defaral. di ñu ko jaayaat lu cher wala di ko def loo xam ne sax du ñu neex. donc kon privatisation boobu su fekkee ne d'ailleurs d'accord nañ ci. ñoom nee nañ bu ngeen ko defee moo ñu gënal parce que état quand même am na yeneen préoccupation lu tabax ay marché su fekkee yéen mën ngeen ko defar moo gën donc ñu ngi woo ñëpp. di la gërëm baax di la sant Omar Cissé waxtu bi jeex na. macha allah maa lay gërëm baax di la sant. kon maa lay sant di la gërëm encore une fois. di ñaan yàlla barkeel liggéey bi. dafa leen tawfiq. mbas mi yàlla jëlee ko fi mu jeex tàkk. amiin waaye yàlla def cohésion sociale. amiin réew mi fi ñu toll actuellement dañoo war a booloo nekk benn. am na solo suñu autorité ñu ngi leen di woo ñu bàyyi xel seen doomu réew. xam ne ñi fi nekk di liggéey réew mi ñoom la ñoo koy doxal am na ñoo xam ne dañu fi ñëw lu ñu am rek la ñu bu neexatul jógee dem. nañ bàyyi xel loolu. am na solo voilà jërëjëf. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.